mbokk yi seetaan seen TV asalaamaaleykum dellu siwaat nañ ci beneen numéro bu bees seen émission Al Irshad xam ngeen ni nag fii ñu taxaw nii dafa am particularité ndax ci biir kër la ñu nekk li ko sabab mooy dafa am benn garab bu am solo lool tudd ci wolof ngolañ ñu koy wax Himena americana mooy nom scientifique bi parce que garab bi dafa bari lool turam lu ñu koy jëfandikoo fan yi dafa am lu mu mën am lu mu mënul am itam lu mu mën a jëriñ askan wi waaye am ay conséquences yu mën a indi ci askan wi ci jamono ji ñu toll mooy lu tax ñu fexee découvrir garab gi fan la nekk sang bi ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi ñuy seetaan balaa ñu leen di présenter garab gi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Mouhamadou Mansour tey ñoo ngi lay gërëm di kontaan tey contexte bi changé na ndax garab bi tey ci kër lañ ko mën a am ute naag àllu campement bi waaye kon incha allah ñu dugg ci comme ni nga ko waxee ci ngoloñ di garab boo xam ne mel na ni xew na tuuti ñu mën ci waxtaan mën ci laabirante mu nekk loo xam ne rek xam-xam lañ bëgg mu génn ci ndax contexte bu mu tombeel itam ñuy def émission bi ni mel incha allah. alors ngolañ fekk nañ ko ay xobam yu naat lool am na ay car am na ay xànc am na xas am na reen alors dañuy commencé ci xob yi tey nit ku bëgg a faju ci xobu ngolañ lan la man ak ban acide la xob bi àndaaleel. waaw Mouhamadou Mansour ngolañ comme ni nga ko waxee di Himena americana da nga njëkkee ci xob bi parce que xob bi moom lim mën bari na parce que garab bi dafay antibactérien mais li mu gën a mën analgésique la antipyrétique la c'est-à-dire garab bi ci wàllu douleur la gën a mën rawatina ay xobam mais li mu mën a faj mooy météorisme intestinal wala abdominal maanaam biir boo xam ne dafa bëri gaz moom dafay dindi gaz bu bëri boobu excès de gaz bi nekk ci biiru nit ki mais en même temps dafa baax ci luñ naan hémoglobinurine mooy nit koo xam ne day xëy suba di saw mi di génn deret suy naan garab bi mais naka parce que il faut que tam ma taxawaat foofu bëgguma tey ñu doy garab yoo xam ne buñ si waxtaanee wala balaa ñu sori damay avertir nit ñi ne conseil wu ma kenn mu jël ko waxoon naa la ko ci garab bi ñu doon waxtaan te moom acide formique bi dafa am benn acide bu ci nekk bu tudd acide cyanhydrique acide la boo xam ne dafa toxique te toxicité am dafa jéggi dayoo su fekkee ne yaa ngi utiliser garab bi déjà garab bi ayul baax na antiviral la mais du antiviral bu puissant surtout sur les maladies d'infection pulmonaire maanaam feebar yi nga xam ni dañ nekk infection pulmonaire garab gi mënu ci dara lu bari baax na ci angine poitrine mais pas infection pulmonaire ndax infection pulmonaire dafa am lu muy jàpp mooy en général dafay jàpp ci poumon yi lu ñu naan les alvéoles pulmonaires moo tax garab bi am na ñu ko yaakaar nañ koy fajee Covid c'est impossible ñun génn nañ ci yeneen émission garab bi nga xam ni mooy le meilleur médicament nga xam ne joxe nañ ko Europe joxe nañ ko Sénégal fii mu def des preuves ci Covid boo xam ne mettiwul aggravé wul ak ci koo xamante ne mooy Covid boo xam ne dafa asymptomatique ak Covid boo xamante ni nii nit ki dal wala prévention ci Covid muy Verno 24. Verno 24 waxtaan nañ ci les résultats sont là dugal nañ ko laboratoire ñu ngi koy étudier ci ay nan la ñuy dimbalee ci mu faj Covid bi parce que essayé nañ ko sur plus de 150 patients mu réussir ci ay mag ci ay catégorie d'âge yu wuute li tax ma ne la garab bi angine poitrine bokkut ak infection pulmonaire ba tey mais en même temps aussi garab bi comme ni ma la ko waxee antibactérien la mais lu mu gën a mën analgésique la fébrifuge la c'est-à-dire dafay wàccee température wala nga am ay maux de tête te nan la koy wàccee par exemple bu dee sa tànk day metti par exemple kii xob bi bu dee sa ndigg day metti nga jël xob bi nga fermenté ko nga nëbal ko ba mu nëb nga diw ko ci ndigg luy metti li dana ko dindi léegi nag infection pulmonaire mooy pneumonie lan moo koy waral en général mooy c'est des bactéries comme yan xeetu bactéries mooy tey ay bactéries yoo xamante ne ni comme ay virus par exemple
di nga gis ay virus yoo xamante ni nii mooy indi grippe virus yooyee en général mooy joxe lu ñu naan pneumonie wala infection respiratoire comme Covid bi bu jàppee nit daf koy jox infection respiratoire mu am pneumonie léegi nag pneumonie boobu lan lay waral mooy tax nit ki taux bi muy noyyee ci ngelaw taux d'oxygénation bi dafay wàññeeku par exemple su fekkee ni nit ki moo ngi utiliser garab bi ak acide bi ci nekk itam dafay empêcher nit ki c'est-à-dire garab bi dafay joxe mooy acide bi ci nekk dafay joxe lu ñu naan anoxie c'est-à-dire baatu grec la absence d'oxygène ci ay poumons c'est-à-dire ku koy naan da ngay am lu ñu naan anoxie cérébrale c'est-à-dire da ngay jekki-jekki ba mu yàgg nit ki xol bi taxaw yuur gi dootul am ngelaw moo tax c'est dangereux nga ne garab gi day faj Covid parce que garab gi Covid dafa soxla poumons yi les alvéoles pulmonaires ibbeeku am assez d'air am assez d'oxygène su fekkee ni garab bi nga xam ne dafa la war a faj moom ci boppam dafa lay jox anoxie c'est-à-dire dafay ku koy naan rek ndax acide bi si nekk acide cyanhydrique bi daf lay empêcher dafay tax nit ki du mën a am noyyi bu baax parce que anoxie bi muy joxe c'est-à-dire dafay joxe taux nit ci ngelaw ci yaramam daf koy wàññi fattu ko jox ko luñ naan anoxie cérébrale jël yuur gi ngelaw li ci war a am oxygène bi war a jaar ci deret gi dootu ko am moo tax garab bi dafa dangereux déjà nga koy fajee Covid nga koy fajee infection pulmonaire parce que dafay empêcher nit ki ci poumon yi mu mën a noyyi normal donc c'est contradictoire lan mooy infection pulmonaire pour nit ñi gën a comprendre infection pulmonaire nit comme garab gi poumon la jàppee ko poumon lii mooy trachée yi c'est le tronc garab gi lii mooy mooy tronc bi soo gisee doomu aadama itam lii nit daf ko am muy lan trachée bi mooy jël ngelaw li air bi oxygène bi yóbbu ko fan daf koy yóbbu ci branches yi c'est les branches gis nga am nga tronc am nga trachée ci nit ki am nga branche fii am nga des branches pulmonaires léegi nag trachée bi su jëlee ngelaw yi daf koy jox branche yi nga xam ni ñoo nekk ci poumon yi mu jàll foofu bu jàllee ci branche yi kii am na branche mais ci biir branche yi am nga ay branches yu ndaw poumon bi itam dafay avant ngay ñëw ci xob bi nit poumon trachée la branche muy branche bi bronchiole muy branche yi ndaw yi bronchiole yooyu ñooy jël ngelaw li yóbbu ko ci les alvéoles pulmonaires muy les tiges et les feuilles les alvéoles pulmonaires comme nii la mel nii la alvéole mel c'est-à-dire en réalité nit ak garab dañoo am une relation extraordinaire que seulement un doué d'esprit peut comprendre parce que c'est extraordinaire je te dis toujours que c'est l'art de penser l'art de composer les plantes l'art d'aimer les plantes c'est-à-dire boo xoolee lii mooy alvéole wax naa la trachée bi mooy xëcc ngelaw bi jox ko branche yi mu les branches jox ko bronchioles yi muy branche yi ndaw yi jox ko les alvéoles pulmonaires loolu mooy soo xoolee anatomie diggante poumon nit les poumons les alvéoles et tout alvéoles pulmonaires yooyu dañuy jouer rôle bu am solo nit ki su fekkee Covid bi daf ko dugg lan lay attaquer les alvéoles pulmonaires yooyu nga xam ni ñoom marché Ndiobantay la marché Sandaga la ci naka parce que fa la ñuy luuma diggante oxygène bi ci diggante alvéoles yi ak oxygène de l'air buy dugg ci deret gi di jógewaat ci deret gi di jaaraat ci alvéole bi mu def ko CO2 muy dioxygène c'est-à-dire dioxygène bi day dem muy ñëw ci alvéole pour jaar ci deret ji mu génnewaat ko ci dioxyde de carbone muy CO2 mu génnaat ci air bi garab gi noyyi ko donc garab gi déjà suñu relation garab day ñëwaat foofu mais ce qui m'intéresse léegi nag su fekkee da nga am infection pulmonaire su fekkee nit ki dafa am pneumonie grippe rek koy joxe Covid bi loolu rek lay def dafay infecté alvéole yooyu nga xam ni këll la mbattu la ni ndaal amee mbattu
pour récupérer noonu la nekkee ci cat ya bronchioles yaa ngi nii c'est extraordinaire ni nga koy gisee nii nga xam ni les bronchioles noonu lay génnee fii tóor-tóor yeeg yooyu mu nekk benn mbir air bi nekk ci noonu lay jëlaatee nag infection bi loolu lay infecté bu ko defee lan mooy am sa taux d'oxygène day wàññeeku. ok poumon bi doom assez d'oxygène pour mën a dund parce que maa ngi lay fàttali ne la nit dafa am lu muy dundee du ceeb de du dëwliñ du ndawal du suukar lan la nit di dundee oxygène noyyi ngelaw yow bis bu set di nga noyyi ak ñun 20 junni yoon ak ñaar ci ay noyyi ak i nokki saa yu ma noyyee xëcc naa ci oxygène bi lu tollook 4 litres jàpp 5 litres ci nokki oxygène nga xam ne nit ki lu tollook 200 bërigo ak 20 ci bis bi ci litre ci ay ngelaw loolu la soxla pour dund 200 bërigo ak 20 ci ay ngelaw ci oxygène lay dundee nit mën na toog ay fan du lekk mën na toog bisub lëmb du naan waaye mënta toog 2 minutes du noyyi te du noyyi donc li tax feebar bi garaaw li gën a vital ci nit li gën a intéressant ci nit moom lay téye muy ngelaw moo tax subhanallah soo gisee yàlla ni mu amee doole tey boo doon jënd oxygène ci lu tollook 400 ak 20 nga xam ni 220 bërigo boo ko doon jënd ci ngelaw di nga dépenser des centaines de millions moom la sunu borom di jox chaque jour nga di ko noyyi di ko nokki gratuitement léegi nag yow mi ne yow ngoloñ bii dafay faj Covid ngoloñ bi dafa am acide bi li muy def nit ki ba mu dee ngoloñ bi loolu lay def nit ki ba mu dee seulement ngoloñ bi du infecter les alvéoles pulmonaires mais dafay indi absence d'oxygène ci sang bi ci deret bi. ok. deret bu amul oxygène parce que deret ji ak alvéole bi alvéole yi ñooy marché njóobantaay bi ñuy liggéeyee digganteeg deret ji di soppi di oxygène de l'air bi di ko soppi di ko yóbbuwaat di génne di jox dioxyde de carbone. mais lan mooy sabab absence oxygène bi ci sang bi xob bi xas bi ren bi. en réalité lan la ñu war a jëfandikoo mu indi absence boobu. garab gi yëpp dafa toxique mais nag wax naa la ne la xob bi ku am météorisme intestinal gaz soo xamee dosage bi mën nga ko utiliser mais c'est risqué garab gi fii ba Cameroun dem naa fa fii ba Nigéria dem naa fa fii ba Mali dem naa fa 90% ñu koy utiliser sous forme de pommade lañ koy utiliser wax naa la ne la soo amee nerf sciatique nga jël xob bii nga nëbal ko nëpp def ko fermentation nga def ko ci sa ndigg karité nga diwoo ko noonu mu tane xas mi lu muy faj dafa baax parce que analgésique la dafay dindi douleur dentaire xob bi tey boo ko xas mi boo ko jëlee nga xas ko da nga am bëñ buy metti nga baxal ndox ba mu baax xooj ko ci jël ngelaw jël tàngoor bi cuulul bi li tax nga nee ma da nga dégg wolof jël cuulul bi suuru ci jël ndox ma gàllax nduku ci mu indi douleur mu dindi mettitu bëñ boobu mu faj mettitu bëñ bi garab gi boo jëlee reen bi ci boppam nit ki dafa am hémorroïde parce que anti-inflammatoire la bu am doole nga boole ka karité reen bi nga xam noo koy dëbbee nga def ko suppositoire ci ki nga xam dafa am hémorroïde dafay faj hémorroïde am mais xob bi wax naa la mën nga ko naan ci ki nga xamante ni sax même xob bi tey kii nàcc nga xam ne dafa am hémorragie nàcc bi tëw a arrêté nga dëbb ko tay ko ci mu arrêté hémorragie bi. amul itam côté fu muy renforcer wàllu nourriture. ci lekk gi complément alimentaire la fruit bi. kon am na lu mu niroo ak dóobaale. lool sax. dañu ko niroo ay xob niroo cafka. dinaa la wax lenn sax moog dóobaale. mais bokkuñu maam. bokkuñu dëgg-dëgg ay maam waaye ci lu bari dañ ko nuroo
c'est-à-dire ñoom ñaar sax c'est-à-dire garab bi moom dóobaali la gën a mën a àndal ci ay composition tonique gi focus boobu la gën a mën a àndal que mu àndal leneen te en même temps garab bi danger bi ci ne. seulement daf ko ëpp toxicité quoi dafa ëpp mën a lor par rapport ak dóobaale. c'est-à-dire garab yëpp sax am toxique tuuti. mais kii toxicité am dafa sew dafa am doole dafa dangereux ku koy utiliser ba mu jox la benn toxicité sa yaram automatiquement nit ki day am arrêt cardiaque automatiquement à la minute. c'est-à-dire amul kuy utiliser garab bi ci benn dosage bi fort nga ne da ngaa yàqamti dégg nga yow day faj Covid nga dóor ci lu bari automatiquement da nga am arrêt cardiaque parce que anoxie bi muy def la absence d'oxygène bi mu lay indil si sa yaram la te nit noyyi dafa vital moo tax ñàkk xam-xam la ñàkk xalaat la ci jël garab bi sax di ko jéem a fajee Covid ak di ko fajee les infections pulmonaires parce que infection pulmonaire yëpp grippe yëpp. amul garab en réalité amul grippe boo gis ci àdduna boo xam mën nga ne am na garab 100% c'est faux amul benn professeur ci monde bi amul benn médecin ci monde bi bu la mën a faj grippe 100% amul un médicament spécifique. parce que virus yi dafay changer. parce que infection bi moo tax bépp infection pulmonaire bu ñu teel a détecté nit ki mën na ko faj très facilement. ci ay antiviral ci ay antibactérien ci ay fébrifuge parce que garab bi itam dafa baax ci wàcc tàngoor yaram. xob bi wala. xob bi léppam day wàcc tàngoor. alors ci wàllu utilisation xob bi. infusion wala xob bi ni muy dund nii parce que dafa mel ni bokkuñu ay njëriñ ñoom. xam nga dinaa la wax leen xob bi nga wowal ko. ak mu tooy. ak mu dëbb ko. garab lu garaaw la benn bokk ci ni muy fajee benn bokk ci ni xob yi di fajee ci nga wowal ko lim lay faj parce que li ma la wax ne la météorisme abdominal bi faw nga dëbb weer xob bi ba mu wow nga dëbb ko mu soog la faj loolu. effectivement donc pour mu wàññi pour mu dindi deret ji deret joo xamante ni dafa am hémorragie nga xamante ni hémostatique la c'est-à-dire. deret ji ku le teew a arrêté ci tooyaay bi nga koy jël nga diw ko ci tooyaay bi ci fraîcheur garab bi. comme nii mu mel nii. moo tax garab gii dafa bokk ci garab yi ñu def étude wax naa la sànq dama ci utoon ay saako def ci ay étude ba pare classé ko dossier classé laa ko def parce que j'ai l'expérience non seulement je l'ai vécu étudier naa ko ci yeneen région ci yeneen région sous région sunu dëkk yi di ay Mali di ay Niger mais dañ ko pratiquer gis garab gi ni mu amee loraange moo tax maa ngi conseillé bépp sénégalais ngolañ baax na complément alimentaire la fruit bi tey jigéen joo xamante ni day nàmpal amul soow doom ji judd na su jëlee ci fruit bi laa gën a ñemee mu boole kaak tamarandis indica muy Dakar ba ñu waxtaanee woon mu di ko utiliser mais mënu toog 2 jours soo mi day bari ñamu Dakar nga booleeg Dakar bi ak jus de fruit wu. ngolañ bi. def ko genre njambaan. da koy def njambaan da koy def jus mu di ko naan 48 heures soo mi day am à 100%. donc c'est très efficace par exemple mais saal wa sax dafa toxique saal wi nag moo gën a toxique ci luy toxique. mooy xoox ba xoox boobu dee su ko laal donte am na leneen lu mu mën a faj waaye garab gi daal li may conseillé. toxique lépp am na lu muy faj. waaw parce que à dose mooy élevé li muy faj du lu ñuy naan garab gi daal soo ma doon laaj noo koy fajoo dinaa na la suuru ci. jël xas bi def fajee ko bëñ diwu ci mettitu yaram lu mu metti lu yaram metti boo ko diwoo mu bàyyi. kon baax na loolu ci ñi def massage loolu. baax na ci ñi def massage effectivement. alors kon moom digganteem ak tonique ngi bi ñu wax sànq dóobaale xam nañu ni foofu parce que. dóobaale ak caram yi sew yooyu noonu. boo ko defee ci diw baax na ci massage. xam nga dóobaale wax naa si dafa baax ci ay neer xale yu mënta dox. mooy caram yooyu ma ne la dafa nduróog aprasta. waaw moom dafay faj mais en même temps ci ni ma la ko waxee woon da ngay tàngal ndox dugal ci xale bi dafa am garab yoo xam ne. mooy aar bi ngay waxee. li muy gën a mën mooy nga utiliser ko ci façon massage ci lu externe la mën a liggéey
mais munoo jël garab bii tey garab bii ku mu neex ci àdduna jël ko à dose élevée nga utiliser ko 48 même pas 30 secondes da ngay dem c'est-à-dire kenn mënta utiliser garab bi ci à dose élevée ni nga koy utiliser ci sump ci xobu sump nga utiliser ko ci toning yi yeneen yi wala fukis ñafala corpa ah garab bu mu mën a doon nga utiliser à dose élevée mën na daw sa biir da ngay dund kii anoxie la lay jox cérébral téye sa yuur. yuur gi lay def absence d'oxygène yuur gee dul amati oxygène ngelaw bu ko defee nit ki day daanu à la minute c'est-à-dire il faut qu'on soit sérieux dafay daanu à la minute tu garab goo xam ni nit daf koy utiliser ku bëgg nag Covid wax naa la fi Verno 24 nit mënu ko utiliser te du tane am na d'autres médicaments ngeer bi sax moo tane donte ngeer antitussif la kii mooy Verno 24. ok kii sous forme de tisane la. ok nga xamante ne nit ki bu koy utiliser li mu mën a faj bari na def nañ Verno 24 sous forme de bouteille nga xam ne nit ki mën na ko utiliser bouteille bii tey dosage bi kaasu attaay nga war a naan mais boo ko naanoon lépp du la def dara. ok parce que amul toxicité. moom da nga koy def infusion. yii da ngay def infusion tàngal ndox def sa citron naan. ok am na beneen garab bu baax ci Covid bi waxoon naa ko eucalyptus baax na donte du ko faj. te testé nañu ci expérience plus de 150 personnes. 150 personnes ak ay mag baax na fii. ay mag. ay xale ay góor ay jigéen ñoom ñooy affirmer bind mais ñu nekk ci secteur santé bi sax ñoo xamante ni actuellement jël nañ garab bi day faj cancer du sein kooku on a des résultats avec des photos à l'appui extraordinaire barki démb rek am na benn ku ñuy traité Europe mu woote démb ci oto bi Badara nga koy dégg mu ne ñu carrément sunu cancer du sein gars yi nee nañ gisatuñ dara wér nañ opération bi dañ koy bàyyi. Verno 24 ci Verno 24. Verno 24 lañ ko fajee. alors que Verno 24 fi ñu ko xalaatee fii lañ defaree infusion yi te garab gi fii la nekk Sénégal. te garab gaa ngi Sénégal seulement li tax 24 parce que dafa am benn formule moléculaire bu ñu ci dugal c'est-à-dire li ma lay wax ci garab mës nañ ci waxtaan ma la garab di ko ñambaan erreur la xam nga boo jëlee siddéem jël ngeer jël ngoloñ sëriñ bi 1 plus 1 nekkul égal 1 de égal 3 3 bi lan lay def c'est des compositions boo jëlee benn molécule bu mel ni bii Verno 24 bi C15H24 nga bëgg ko plus ak C26H10 nangam mais c'est des molécules c'est des hydrogènes des dioxygènes des carbones que tu composes qu'est-ce que ça donne ça tue par exemple mën nga ci defar poison ay bomb yi c'est des molécules c'est des formules qu'on compose pour avoir une bombe pour nga mën a régler benn affaire ci àdduna mën nga jël benn suuf bu weex bu bleu bu xonk pour am suuf bu rouge yow gis nga suuf rek nga la suuf yi lay jaxase parce que suuf bii dana baax ci lii bii dana baax ci lii mais suuf bu baax ci defar ndaa baaxul ci defar kër baaxul ci defar leneen en réalité ki ne la boo jëlee maa ngi koy wax sénégalais yi bàyyi leen jël ñetti garab di ko jaxase boo jëlee ngeer jël ngoloñ jël beneen garab jël xottu biteel jaxase ko yaa ngi rey sa bopp parce que garab yi boo ko beree du la rey parce que benn bu ci ne dafa am molécule te en réalité une plante a plusieurs molécules en même temps loolu yàlla plante rek la léegi nag parmi ces molécules yu nekk ci plante yi dafa am benn molécule dominante boo xamante ni mooy molécule boo xam ni mooy imaamu molécule yi mooy molécule bu ci gën a am doole li fekk yow munoo jël molécule boobu nga séparer ko avec les autres molécules nga génne molécule bi nga xamante ni exactement par exemple si on te dit le C15H24 nga xam ni mooy faj par exemple cancer du sein molécule boobu déjà foo nga étudier ko ban partie la ëpp ci xob bi ci xas mi ci nangam ça c'est un mais ci biir ci fi mu nekk am na yeneen molécules yi si nekkaale il faut que nga isoler molécule boobu ak yeneen molécules yi d'abord nga récupérer molécule bi xool ossature molécule bi xool molécule bi nan la mel ak nan lay dox mën a toucher sa cible. pour nga mën a nag yam sa cible boo amee xam-xamu garab bu xóot ni ma la waxee garab nit la du nit mais on a une relation extraordinaire parce que garab gi wax naa la garab gi gis nga poumon bi ma la ko defal par exemple une plante n'a pas besoin de marcher pour chercher sa nourriture alors que l'homme a besoin de marcher pour chercher sa nourriture li tax parce que kii fi mu toog lay toog
xëcc jant bi à travers verte bi chlorophylle bi su ko xëccee mu transformer l'énergie solaire en énergie chimique fii ci racine bi commencé ci racine bi daal di dundal daal di lay jox nit nag dafay uti même buy noyyi dafay xëcc. foo mu uti lu mu noyyi foo mu uti lu mu lekk pour mën a dund moo tax il faut comprendre d'abord la plante il faut avoir une science approfondie de la plante il faut avoir l'expérience de la plante am na leneen loo xam ne nag may yàlla la yàlla dana may nit ci garab man ma wax la fan laa xamee plante ci turu yàlla li ma lay wax sànq fii ci diggante trachet bi ak tronc bi ak bronche yi ak branche yi ak bronchiole yi ak branche tige yi ak alvéole yi ak tóortóor yi nekkul ci téere di amul benn professeur bu ko mën a génne ci kaw suuf ci turu yàlla parce que xam nañ ni mooy almuhayminu xam nañ ni mooy xaabidu xam nga atum ren fan lañ jëm xam nga daaw ñoo ngi woon ci xëhëru xaabid xam nga mooy lan mooy kuy aji ngëp ki dañ ne fenn 2021 day neex lool te xaabit la ren ay restriction la. yàlla mooy contrôler boppam yàlla mooy contrôler dafay am restriction yëf yi pour yëgal nit ñi moom moo ngi fi. moo ngi fi day kii day moo tax ma profitoo ci il contrôle la situation après avoir surveillé l'étendue des planètes. mooy almuhayminu mooy alqahaaru gannaaw bi mu defee domination ci Covid bi def na domination mooy alalimu xam na lépp gis na leen léegi nag xaabit léegi lépp teel na ko boppam amul tubaab bu mën a muus ba raw moo xam lu ñu programmé la. kon maanaam boo ko contextualiser daaw ak ren ñi foog ni xaabit baa ngi ci ñoom ba ñu téye àdduna bi. dafa saxal lu leen neex ren 2021 man maa la wax lii. ñu foog ni ñu am xam-xam bay contrôler lépp alim day ñëw ñetteel bi ban la. mooy fataaxu. al fataaxu. dafa ibbi. kon ku ko gëm mën nga mucc ci bépp. ren ñi gëm yàlla. ren ñi jaamu yàlla incha allah ci 2021 bi. at mi seen at la. ñi ko jaamuwul nag yàlla dina leen duma xam nga journée 99 non d'Allah xam nga le 13 mars la. ndax xam nga ni kenn du ko fomm. màggal yàlla. kañ ko ci turam yi. c'est à partir des noms d'Allah que j'ai reçu des connaissances extraordinaires alhamdulillah. des connaissances jamais existées incha allah wallahi alazim. ren li tax ñuy màggal turu yàlla yi danañ ko màggal danañ wax nit ñi ñu delluwaat ci yàlla. ren livre bi may bind maa ngi ciy wax lii ma lay wax ci xaabit. li ngay wax ni nga amee dégg-dégg sax daf may dama ne ñi gëm yàlla ñëpp yàlla tey seen at ndax 2020 dañoo boole ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp duma waaw ndax ismul qahar moo taxaw waaye nag ren nag bu ñu defee ne day sedd day tàng ci ñi ko weddi waaye ñi ko gëm te topp ko day baax moo tax journée bii ñuy màggal les 99 non d'Allah c'est pas pour rien les gens pensent que c'est une journée rek bu naaw noonu ci xelu nit ñi non journée la boo xam ne ndigal la fa yàlla la bàyyeekoo pour nit ñi di ko tudd di ko màggal pas pour une personne mais pour Dieu nit ñi delluwaat ci yàlla moo dama ciy profité ren na nga ci taxaw ndax bis bi sa bisa nit ñi màggal ko seen kër yi togg. bis boobu ku ko xamul ak ku ko fonkul man maasu bokku ma ci. waaw yow xam nga ko da nga ciy sonn trop sax mais dinañ ci tasaare téere yi waxtaan ci livre yi ba pare leeral nit ñi turu yàlla ñu delluwaat ca yàlla en réalité benn mbir rek moo mën a sauver askan wi moo mën a sauver population bi du ay vaccin du ay coow yu bari mooy nit doomu aadama moo war a dellu ci sunu borom subhanahu wa taala il est grand temps it's high time ci nit ki mën a dem ci yàlla asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu fu ñu mujj dafa am solo muy ñetti tur yàlla yi nga xam ni faaw ñu dellu soit yàlla ci ni moom dafay confisquer yëfam nag contrôle situation mooy alxabit bi ci des mooy borom xam-xam expert yëpp ku nekk yaa ngi defar ay proposition ay vaccin alors que moom dong mooy alim moo xam lépp fatax bi itam waxaale wuñu ko ku ko gëm mucc ku ko gëmul nag am nga ak moom affaire te de toute façon dina nangu situation sang bi ñu ngi lay sant bu baax mais surtout seetaan ngeen début émission bi ak li ci génnee ci wàllu xam-xam ci garab gu am solo gi nga xam ne yombul nag ci Sénégal donc ñu ngi sant waa kër gi nga xam ne fii ci Mbour fi la garab gi nekk ci ñoom wax dëgg yàlla ñu jàppandalal ñu waaye falal ñu liggéey bi
ba ñu ñëwee ba léegi dañu leen jàpp otage waaye ñu nangu ko ngir jàppale ñu ndax xam ne li ciy génne ci xam-xam waa Sénégal yëpp ñoo koy jariñoo ñu ngi leen di sant bu baax yal na yàlla yokk seen xéewal yokk seen barke yokk seen mën-mën ba indi leen xéewal yu weesu sax seen njort yàlla am na ko mën na ko sëñ bi nga yéene waa kër gi bu baax ci turu yàlla yu mag yooyu nga xam ni bis bi jàpp nañ ko ci mois de mars lu ñu yóotu yàlla nañ ci jot parce que itam li ñu def ni yombul wax dëgg yàlla ñëw ci kër def fa émission jàpp leen otage ñoom ñëpp ku nekk toog bougé woo ñu téye leen 30 minutes wax dëgg yàlla yombul. yàlla na yàlla fay leen Baba nga gërëmal ma sëriñ bi wax dëgg yàlla gërëm ñëpp te am mbégte encore ndax comme ni nga ko waxee yombul waaye nag yàlla na leen yàlla fay yool fay leen tuyaabe dalal gan rek loolu rek li ci nekk ci yool yàlla rek moo ko xam salaamaaleykum wa ngeen jàpp nag bu baax li génne ci xam-xam ci garab gi muy garabu ngolañ voilà ma jox leen dox daje incha allah ak beneen numéro ci Al Irshad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu